dafa foccaat. correct soo ko góobee mu su ko bàyyi su ginnaaw mu ngi am ndox bàyyi rek gannaaw mu ngi am ndox rek dafa juraat waaw li tax ñu def ko si side bi nii dépression bi fii la gën a am doole ba pare yaa ngi am boxol bi si side bi nii ndox bi na des su tawee rek ndox bi daf dee des suñ demoon si kanam sax nga gis ndox mi fi mu desee ba pare boxol baa ngi si side bi nii comme mbokk yi ni leen ko waxee woon rek ñu ngi fii nii Kanilaay nekk tool bu gën a rëy bu nga xam ne His Excellency moo ko fi génnee last year Colonel Sulo Bojang nekkoon tamit si boppa loolu foog naa ne bu mu génne woon bu nu boor nekkoon 4 kilomètres nit ñi di wax président Jammeh toolam biri na mooy leen waa xaar leen rek ma ñëw last year bu mu defee leen ni fii ku fi taxaw dang di réer kenn du xam sa fu tool bi am tool bi nag mu ngi diggante Ñefi ak Funa Alakunda Kanilaay fiitoo ko nii ak Mayok waaye bi léegi ñun ànd ak Colonel Sulo Bojang am neen fi Chief of Defence staff foog naa mu fi am nañ fi tamit ñeneen njiiti services yi ko xam ne ñoom ñoo amee kaaraange réew mi fi ñëppang fi ñëwal fi His Excellency président di ko dimbale foog naa ne colonel tey ni nga ko waxee si angale he is a very happy man every time su ma fi ñëwee rek ñu ngi ko ndokkale daf dee jaaxle si mbéy mi fi nu mu dee demee tey comme naa ku fi ñëw pour jàppale ko rek loolu mbégte la day nekk si moom soo bi léegi neen ko topp ak gis leneen lu ñu amal fii nii ñu ngi fi rek ak Fakeba ànd fi tamit Sankung Fati Sol Gassama ak Njaay Taaru fa naa ñu yow nekk kuréel boo xam ne every time ñu ngi àndaa ñoom soo ngeen toppañu si waxtaan yooyu naa amal ci kanam yes naan léegi nag ex neen fu ndiiraan bi nekk fii la yëngatu bi yëpp nekk lu ma leen ko waxee am neen fi di Chief of Defence Staff Major General Ousmane Badji am neen fi IGP Sonko am neen fi Madani Senghor ñi yëpp ñëw tey fii nii Kanilaay lu mu leen ko waxee woon ñaari semaine ñu ngi woon Sifo léegi ñëw neen fii nii comme lu ko Colonel Sulo Bojang nga waxee Colonel I think ex neen fu ko xam ne fii la yëngatu bi yëpp nekk service chief yëpp ñu ngi dama bëgg balaa ñuy ñëw si ñoom rek gis nga wax ñu tey lii lan la mel tey si yéen lii mel na li nga xamante ne it's a compliment to His Excellency's call to back to the land because lii nekk la aada si service all the sister service at bu nekk dina ñëw compliment His Excellency ci mbirim bay bi parce que gis nañ ne tool bi tool boo xam ne ñun ñëpp a ko moom du service du civilian tout dara ñëpp Gambians ñëpp a ko moom because njëriñ bi nga xamante ne suñ ko xamee daf dee njëriñ ñëpp ida suñ doom yi oo directly si ñun parce que His Excellency kenn du ko mën a fay lu muy def si service yi ak yeneen département si kenn mënu koo fay waaw moo tax service chief si ak all the services tamit ñu join ñëw fii fu mu nekk nii def fi nag ni Abdou Ndiaye kontaan naa boo xam ne ñu ngi fi am ñoom Madani Senghor am neen fi IGP Sonko am neen fi Major General Ousmane Badji CDS foog naa ne dee compete waaw waaye ñu ngi use famine ñu ngi use mbéy mi tamit pour foster unity loolu laa gis waaw really loolu moo ci nekk tamit ñi nga tudde ñëpp ñu ngi fi kenn desul ci gannaaw ñoom ñëpp ñu ngi fi CDS IGP nga am ñoom Madani ñëpp a ngi fi all the service chiefs ñu ngi fi they are all here CDS, where is CDS and IG? I think I have CDS here with me. IG is also here. Madani Senghor is here. We have everybody here. This is something. This is so special. I think the sister services are using farming also to foster unity. That's what I said in my intro. Am I right, sir? Very right. This also is an opportunity for us to come together. Because we have different responsibilities, and then it is in this forum that we all meet with our men from different services, to interact
you know, and then, you know, see each other, discuss issues, and then work on the farm. And you're also working on the way forward. Very well. What does that mean for security personnel when you meet together? I mean, in terms like this, it is something, yeah? Yeah, it is something very great for us. Camaraderie, what do you call it? You have a name? Camaraderie. Camaraderie, yeah? yes. And that's what I heard on your list. That's right. Camaraderie, you know, between us as security personnel, because each and every service institution has its specific roles and responsibilities. So the army, the police, the NIA, the NDA, name it, we all have our specific responsibilities. But when we come here together to work, it is also an opportunity that we use to interact more. You know, our men also to interact more, because we are also busy from each of the institutions with our own duties and responsibilities. But this is an opportunity and a venue where we all meet, you know, work, joke together, you know, discuss, share ideas, and then so forth. How many men do you have here? Can you just give me a rough estimate? The total of all the armed and security services, we are about 1,350. About 1,350. You are making an impact. How long are you staying in Kanilai? We are going to spend the night here, and then tomorrow we'll work again. We'll continue with the work, inshallah. What is the slogan? Work to finish or work to die? Which one? Work to finish. Yes, work to finish. That is our slogan. You don't have to die, sir. No. When you die, you'll not be able to work. Yes, it is work to finish. From the comfort of the office to the dusty fields of Kanilai Farms, I have here also IGP Sonko. Sir, it is another wonderful tour here in Kanilai. You were in Sifo, I could remember, last 2 weeks ago, and we are back here in Kanilai. What does this mean to you? This is a great thing because, this is one of the things that can make us physically fit for any other job that we are going to do. Exercising. It's a part of the exercise that is good for services. And the second thing is that, as CD has rightly said, it gives us an opportunity to interact. And the more we interact here, the more we know one another better. And the way we can also share ideas in respect of security. We had a few moments here under that tree there, and then we were discussing about the ferry, the security of the ferry. And then these are the forums that we can share ideas and see a way forward to make sure that people crossing the ferries are safe. So it's one of the issues that we casually discuss here. And like with any other things that we can discuss. So it gives us the opportunity to share ideas and to interact better. And then what advice do you have for the general public? Because I've seen something. You have making a really difference when it comes to police services here. Security on the street, traffic rules, traffic regulations is being respected now. What's your general advice to people? Well, as long as the public is now admitting or getting closer to the services, we'll have a better and a secure country. What used to be is that the people are a little bit skeptical about the security. So our community policing scheme is now working and it's paying dividend, and that's why the public are now supporting us. And the more we interact with the public, it's not only our idea that can work. The public contributes to the security, and that's what is happening now. And this is why you can see the security officers performing better in the street and outside. This is a win-win situation for both. And of course, it's for us because the security of a nation is not dependent entirely on the security services. It is the duty of every citizen to make sure that you are safe wherever you are. And whatever you can do to contribute to that safety is paramount to everybody. So, and this is what we are trying to get them to understand. And a greater number of the populace now understands that the security is for everybody. And the better we secure this nation, the better we are all in this nation. Thank you very much. Thank you very much. CDS Major General Ousmane Badji, IGP Sonko, Madame Senghor tamit nekk fii comme noo ko dañoo use tamit farming to foster unity. ñu am fi fa nga other security services, immigration fa nga ñu ngi fi NDA ñëpp a ngi fi, fire service, everybody is here. Ni nga ko waxee ñëpp a fi nekk tey maadaani ñu ne comme bis bi ni suñ ko xool tey naka la mel tey si yéen security services yu ko xam ne yéen a fi ñëw. Anyway, it is a very satisfying day. Give jox nañu opportunity pour security services senior officers ak other ranks ñu ñëw together in one place si benn place
mun a gisante mun a waxtaan mun a discuss issues yi nga xam ne da important am na njëriñ ci suñ liggéey ñu ngi toogoon di waxtaan affaire yi maritime security biñ toogee si ron garab bi di noppaleku loolu lañ doon discuss ba ñëw nañ with different ideas ba bañ xam ne ñun security services dañ war a ñëw together nga gis ne dinañ am